asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñoo ngi nuyu sunu mbokki Mbàkke Bawol ñépp di nuyu waa région de Diourbel surtout Mbàkke Touba Bambey Diourbel ak li ko wër yépp di nuyu Sénégal gépp di nuyu àdduna sépp di ñëw tey di am yu bëree yu ñu bëgg a leeral incha allahu rabbi bala ñoo tàmbali nag dañuy sant waa Mbàkke Bawol bu baax a baax ndax Mbàkke laa dëkk te nii ma gis ñu doxee je crois que suñ ko continuer mën nañ cee am lu kawe sunu jot di sant bépp mouvement boo xam ne nii mi ngi Mbàkke Bawol di sant bépp mouvement boo xam ne mi ngi Mbàkke Bawol bi si njëkk ñoo ngi sant waa ànd taxawu Bawol di sant waa ëttu jokkoo taxawu Mbàkke di sant waa mouvement Mbàkke moo ñu ñor di sant waa mouvement ànd soppi ndox Mbàkke di sant waa mouvement Mbàkke laa dëkk ak bépp ASC ak benn mépp mouvement bu nekk biir Mbàkke Bawol ñoo ngi leen sant di leen gërëm ndax li may wax ci Mbàkke Bawol bala maa dugg ci lenn rek ndax su ma defee introduction bu pare premier point yi mooy dinaa wax ci Mbàkke ak meeru Mbàkke ak gestion meeru Mbàkke loolu dinaa ci laal tuuti rek ndax loolu moom émission spéciale mais dinañ ci laal tuuti loolu mooy premier point deuxième point yi wax ci wàllu pharmacie ak pharmacien yi seen diggante ak population ak coono yi ci population bi teg loolu it incha allahu rabbi danañ ko wax bu ñu si jógee tamit danañ wax ci hôpitalu Sénégal yi particulièrement hôpital la région de Diourbel surtout hôpital Lubké hôpitalu Bambey hôpitalu Mbàkke sax centre la hôpital Matlaboul Fawzeyni ak hôpitalu Touba Ndaamaatu danañ ci wax parce que yu hôpital yooyu seen diggante population yi ñu si jànkonteeg ak yu metti si loo xam ne ni warul te loolu incha allahu rabbi danañ ko leeral ba mu leer parce que liñ ci wax ni ay war a intégré ci biir hôpital yi ak poste de santé yi loolu dinañ ci ñëw bu baax a baax kon bu ñu santee mouvement yi ak association yi ñoo ngi sant bu baax a baax waaw mouvement Mbàkke mooy ñor Moustapha Ka ma jiite ko ñu war a def 72 heures yoo xam ne nii Mbàkke Bawol 72 heures yoo xam ne nii danañ ci def ay seet setal danañ xool li nga xam ne nii moo manqué ci dëkk bi def ko danañ xool prison yi nga xam ne Mbàkke dañ fa manqué ñu def ko fa ak yeneen loo xam ne nii mën naa mas na am Mbàkke waaye dayoo bi mu toll nii je crois que mosu am Mbàkke ça veut dire que doomi Mbàkke yi ñu ngi commencé di yeew ñu ngi commencé li ñu leen doon gëmloo di leen wax ne Mbàkke mënul dem gëm nañ ne léegi Mbàkke mën naa dem parce que loolu damay indiwaat tuuti ci taarixu Mbàkke parce que Mbàkke Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fa la gane àdduna kon Mbàkke nekk taarix ci lislaam nekk taarix ci yoonu murit la waral nag Sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim jóge Mbàkke dem Daaru Salaam nit ku baax moo mel noonu nit ku baax su nekkee ci dëkk ba commencé xumb ay mbokkam bëri fa mu leer la bëgg a wéetee ko mënu koo def day jóge foofu dem sanc beneen dëkk ngir gën a mën a wéet loolu képp moo waral jóge Cheikhul Khadim Mbàkke
dem Daaru Salaam sanc Daaru Salaam en 1886 loolu nag Mbàkke ñu bëri dañ naan Serigne Touba de comme fi la nekkoon jóge fii dem Daaru Salaam Mbàkke nangam dama ne ça c'est des faux débats il faut que ça soit clair loolu ay faux débat la xoolal Mbàkke fa la Cheikh Khadim gane àdduna tëdd wala Serigne Touba jógee Mbàkke dem Daaru Salaam loolu mooy li ma la expliqué moo ci nekk. Xadimit bi mu toogee Daaru Salaam ba mbooloo ma ko toppoon Mbàkke ak la mu fekk Daaru Salaam la ma la ko mën a waxee mu toll ci 99 personnes ak maam Cheikh Anta muy téeméer Serigne Touba jékki-jékki ñu Tabaski ba am juróomi fan mu génn dem mag ñi sax dañ ko doon tuddee suñu sëriñ bi dafa réer ñu di ko wër ñuy wër Cheikh Khadim mag ñi nekk fukki nit ak juróom ñoo xam ne nii ñoom ñëpp mën naa jaar seen tur sëñ Dame Abdourahmane loo mu ci woon ay ñu bëree bëri su ma ko fukki nit ak juróom la ba ñu wër Serigne Touba comme diggante Daaru Salaam ak Touba boobu daanaka ab àll la maanaam rab yeeg bukki yeeg lépp ci biir ndax boobu Sëñ Touba sanc gu ko ndax Sëñ Touba bi mu sancee dëkk bi si loolu si xës da mën la fu Touba xara sax laawu taala suñu borom ni wala suñu borom dana ko aada bi suñu borom aaral na ko dëkk bi si lay waxee ba mën na fausé ni wax jatan li man bituk fen état wax jatan la mu xalifa xanaa ay yu bëree bëri wax su bëy te leen li ñaan xës de boobu suñu borom may na ko loolu moo waral mu yoonu géej gi bu mu taxawee yónni sallallahu xamal na ko fii li la fi dal du dara lu mett du la fi am ndax suñu borom moo la ko aaral ndax nag yaa ko ñaan suñu borom ba may na ko mu ne ko sa nijaay ji sëriñ Bousso bi dara lu dal ak xeetam loo xam ne metti la wala am natt du am loolu moo waral Sëñ Touba génn Touba dem ba Mbàkke Bari fa la ko dogal ba fekkee mag ñi bi ñuy seet Sëriñ Touba du ko wër ñu yore ñëw di wër ba tey dëpp bu ñu naan buubu ja moomu maa ngi koy laaj ndeysaan si ku ñu naan Sëriñ Abdou Lahad Bousso barki dem ñuy waxtaan ba si ak mën na ko waaw buubu ja bi ma gis histoire moom ñu ne ma Mbàkke la dëkk mu ne ma waaw buubu ja Mbàkke la dëkk mu ne ma buubu ja Mbàkke la dëkk waaw këram a ngi fii buubu ja lañ deel ab rëbb lañ buñ tejee moom buubu ja ñu ne ko buubu ja ne ku yenn seet ñu ne ko sunu sëriñ de moo réer ñu koy seet buubu ja ne man da am na fu ñu naan déggu mbal kama fa romb dafa mel ni nit la ànd na ñoom buubu ja ànd na ñoom ba woon leen ku tedd gi mag ñi bi ñu gisee ku tedd gi na groupe toog suuf dem si Sëriñ Tuubaa ne sàllaaw defal ma fa kër foofu mooy garab ndépp ga foofu lañ denc Cheikhul Khadim tey jii si la ko mag ñi defalee kër foofu lii lépp pour expliquer leen na ci taarixu Mbàkke wan na leen la Sëriñ Tuubaa daf ba jógee Mbàkke dem Daaru Salaam noonu la defee Daaru Salaam ba jógee Daaru Salaam ñëw Touba rafetal leen 99 taalibe yi amoon foofu ak maam Cheikh Anta mu ne ko mu ne maam Cheikh Anta muy ñaar mu ne ko téeméer mu ne ko ñoom ñëpp féete na la ak dëkk bi te dëkk bii di Mbàkke Sëriñ Omar Fuuta Taal bi nga yónni salaahu salaam feeñoo si Màkkal Mukarram na ko am na kuy feeñ jamono si dëkk bi ñu naan Mbàkke sa penk ba kooku di ëllëg mooy xettalu jaam yi Sëriñ Omar Fuuta Taal bi mu jógee Màkka dafa topp leer pour tedd gi ba ñëw tey fii ci côté bi stade Mbàkke bi nekkoon fa la day Maam Mor Anta Sali ak Sëriñ Bousso bi mu dajeeg ñoom ñu dalal ko soxna jaara ñëw di ko may ndox bi ko soxna jaara mayee ndox bay dem mu ne leen leer gi may topp de si jëmm ji lay jógee ci diggante Mbàkke ak Bousso bi kon te ginnaaw loolu daataa loolu Maam Mor Anta Sali ki ka daan jàng muy Cheikh Bamba Sall bi mu ko jàngalee alxuraan ba mu mokkal ba bind nee na ko yow de diirab li nga fi nekk diirab li nga fi gis naa ci yow leer goo xam ne nii ku war a génn ci yow mun na ko ki ngay taawloo góor leen yun salaahu salaam nga tuddee muy borom Sall nee na ku ci tegu dama am nga tuddee ma ko kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Bamba Sall moom lañ ko tuddee pour vous dire que Mbàkke dafa dara si l'islam kon doomi Mbàkke waa mouvement yii ma lim ànd taxaw Bawal ëtt jokkoo taxaw Mbàkke moo ñu ñor
soppi ndox Mbàkke laa dëkk ñoo ñépp nañu gën a góorgóorlu te xam ne Mbàkke la ñu am di sant baax a baax waa mouvement 221 si 483 millions si matériel yi ñu may hôpitalu Mbàkke loolu it dañ siy sant bu baax a baax te xam ne loolu dañ leen sant ak tamit teen yi def ci école yi teen yoo xam ndox mu neex la parce que ku ne xam ne ndoxu Mbàkke baaxul poison la ndoxu Mbàkke dafa am xorom dafa am ay microbe boole koog waa SDE daf ci eau de javel boo xam ne tey boo ko naanee mën na indi ay cancer du col cancer du côlon mën na indi ay cancer du vessie daanaka ndoxu Mbàkke moom moo jeexal dëkk bi kon nga xam ne Mbàkke état du Sénégal mën naa xam ne toppatoo kon nga xam ne loolu lu ci am solo la kon sunu dëkk bii di Mbàkke dafa nekk dëkk boo xam ne dañ cee war a taxawaay bu am solo toppatoo ñu wulu si wàllu ndox toppatoo wuñu si wàllu assainissement waaye loolu doomu Mbàkke tey jii jóg nañ taxaw ngir lijjanti loolu doomi Mbàkke jóg nañ taxaw ngir lijjanti loolu kon ñu xam ne ñun la Cheikh Abdoulaye Mbàkke waxoon rek mu ne murid yi de alxuraan bi buñ ko jàng buñ ko jàngul ñeneen danañ ko jàng waaye xasida yii bu suñ ko jàngul keneen du ko jàng kon nañ leen jàng xasida yi bu baax a baax loolu mooy doomu Mbàkke tey ji bu amee benn je pèse bien mes mots doomu Mbàkke bu amee benn naka def ci dëkkam bii Mbàkke lu ñu am muy benn nañ ko def suñu dëkk bii di Mbàkke suñu amee ñaar daf ko Tuubaa ak feneen fu ko yeyoo ñun ñëpp ay murid lañ ay taalibe Cheikh Khadim lañ waaye suñu dëkk bi ñu ko defarul kenn du ko defar kon nañ leen defar suñu dëkk bii bu baax a baax lu ñu am daf ci daf ni waa Mbàkke moo ñu yor seen 72 heures yi ñu tuddee ko docteur Fall Mbaye di doomu Mbàkke nekk Suisse bàyyi la ci man mais lu tax ma mën a seede ci moom bu néewutoon ci mi lu warul nekk moo ko seedeel ndax koo xam ne tey jii mënoon na liggéey ba retraité teewul la muy am mën naa dund population bi lëmb kon kooku bu ñëwee la maa bëgg a dimbale Mbàkke kooku lu ñu gëm la lu ñu gëm la loo xam ne nii ñu ngi koy xaar si bisu 72 heures Mbàkke moo ñor ñi te loolu ni mu def nii référence la képp koo xam ne doomu Mbàkke la ngay ingénieur di docteur en médecine di professeur parce qu'il y a des professeurs de médecine Mbàkke yi nii hôpital niveau 1 sa amu ko centre de santé la amul bloc opératoire amul dara waaw mouvement 221 matériel bi ñu may ça veut dire que matériel bi ñu may échographie kenn wutu koo def à 10 000 francs CFA loolu moom j'insiste échographie 5 000 francs CFA doy na wala 3 500 wala 4 000 dëkk yi wër Sénégal yépp 2 000 lañ ko def ba ci Nouadhibou gii ba ci Maroc moom boo demee sax dañ la koy may kon directeur hôpitaux yi ak médecin chef arnaque bi ñu nekkee population bi loolu il faut que ça cesse muy hôpital Touba di Matlaboul Fawzeyni di Ndaamaatu di Jéemul di sant Daaru Tanzil di sant Daaru Mannaan di Touba 28 foo mënti doon foo échographe kenn waru ko def 10 000 francs CFA ça c'est trop pour une population boo xam amuñu dara xam dañoo gàdday seen dëkk maam ak seen dëkk baay ñëwul Sëñ Tuubaa ci dëkkam bii au lieu que nit ñi directeur hôpitaux yi ak médecin chef yi di dimbale population ñuy wut lu ñu lekk population bi dajale ay kër di concours ay kër di concours ay oto loolu dafa ñaaw ñun li ñuy wax ni ragaluñu ko te ñoom seen bopp xam nañ ne man li may wax ragaluma ko kon nañ dimbale population bi foofu dama fay ñëwaat bu baax a baax kon premier point bi damay ñëw ci maire Mbàkke dama fay ñëw ker bi président di ñëw gis nañ ne maire bi pratiquement sax ñi defaral ko pour président am fu mu jàll ça veut dire Mbàkke amatul sax oto mbalit Mbàkke amatul dara maire bi fi mu toll nii mandat bi jeex na mais mënu la wax na ne lii laa def lu concret ana place publique boo xam ne nii ay doomu jàmbur ñoo fa nekkoon ñoo xam ne nii ay boroomu kër mën naa leen lim ay Xaadim Siise ay Pape Talla Ñaar ak ñeneen ñoo xam ne dañ doon yor seen kër yor foofu di fa liggéey ana ba ñu leen fa la jëlee la ñaataat la matul 2 ans wala ëpp na ko ma nga ne benn charge su wàcc foofu ba tey mooy fa place publique ba nekkoon loolu gën a ñaaw dafa am tey dañ fay def maire yi dañ fay def nangam waaye foofu moom kenn mënu koo jaay foofu xool Mbàkke la ñun ñëpp dañoo judd fekk ko fa kenn mënu koo jaay
c'est bon ñu def sa lañ ci war a def sinon dañuy sonal seen bopp rek kon maire Mbàkke boobu danaa fa ñëw spécialement lundi bii di ñëw spécialement moom kon damay jóge foofu su ma jógee foofu ma ñëw si deuxième point ma ñëw si pharmacie loolu pharmacie loolu état du Sénégal war na jël ay responsabilités parce que pharmacie tey ji médicament bu ñu jaay ba ne booy xool am nañ ci mooy 28% si bénéfice del xool pharmacien bu génn tey rek bu génn tey képp nga xool fekk 1 an mu tabax immeuble yor ay 4x4 ça veut dire que bénéfice bi dafa bëri te li gën a garaaw mooy pharmacien officiel yi am nañ droit commandé ci pharmacie nationale d'approvisionnement PNA lii di fournir hôpitaux yi am nañ droit commandé ci jëlee ko à des prix maigres ñëw jaar ko population bi la seer mais kon nañ la wax dëgg population Sénégal fan lañ jëm il faut qu'on se dise la vérité nit ñi dañuy wax dëgg te yàlla tax population Sénégal fan lañ jëm dañu sonn amuñu dara ba pare bala ñoo faju boo demee hôpital ñu bind la échographie 10 000 dina analyse 15 000 25 000 35 000 surtout hôpital Matlaboul Fawzeyni ak Ndaamaatu ñoom laa gën a indexé parce que la fa am dafa jégg dayoo hôpitaux yi OFNAC bu ma la ay inspecteur d'état parce que inspecteur d'état mën nga faa yebal inspecteur d'état mu ñëw ñu ger ko mais OFNAC nga fay yebal wax ak ñoom lu wóor ñu audité leen suñu leen audité dafa jàpp ay sàcc yu mag ñoo xam ne dañuy sàcc askan wi ñoo xam ne ni xaalisu askan wi ñëpp bokk nga gis ñett nit ñeent ñoo koy complot ci hôpital di ko lekk même ñiy liggéey ci hôpital yi dëgg infirmier yenn médecins yi yenn ay ñu opéré ñooy sax duñ ci sax xaalis bi hôpital yoo xam ne day dugal ay 10 millions par 24 heures man li ma leen wax xam naa ko su amut mën nañ ne mën njaay li ngay wax ni c'est de la diffamation te koo xam ne boo ñoo jàppal loo xam ne ko capp ci hôpital mën na la dugal fii calculer 10 millions wala mu ëpp ko kon nañu dimbale askan wi askanu Touba ak Mbacké sonn nañ pharmacie médicament yi ñuy jaay non seulement cher bu fekkee état la dañ ko wax ne parce que man pharmacie mi gis àdduna sëpp dañ leen di contrôler mais pharmacie Sénégal surtout yu Touba ak Mbacké buñ génnee naan dépôt pharmacie nekk Touba yooyu buñ fi jógee nit ñi de ndax social bi ñuy def pharmacien officiel yi du nga ko def te pharmacien officiel yi ñoo leen di jaay ay médicaments fan la ñu jëlee médicament pharmacie officiel ñoo leen di jaay ay médicaments kon ay médicaments yu baax lañ yor kon triant yi dëgg ak ñu jubal yi dëgg mooy pharmacien officiel yi kon ñooñu lañ war a waxal te li ñuy wax xam nañ ko bu baax a baax kon état du Sénégal na yebale inspecteur d'état ñu wàcc ci pharmacien yi auditer leen xool garab yi ñuy jaay te garab bi ñuy jëlee pharmacie nationale d'approvisionnement muy PNA xam ne pour ndimbal njaboot la ñu koy jël di ko jaay askan wi loolu il faut que ça cesse loolu mooy dëgg yooyu dafa war a arrêté bu ñu jógee foofu ñu dem ci troisième point bi mooy hôpital yi booy xool nañ naan bay moom commencé sa weewu tànk nañ commencé su région de Diourbel bii su région de Diourbel bii nañ ko commencé région de Diourbel bi ñëwoon hôpital Lippi si région bi amatul dara directeur boo fa yóbbu mu lekk la fa nekk dem yoon malade boo fa yóbbu fu bon lay mujjee kon yooyu état du Sénégal daf ci war a wax hôpital Bambey centre de santé bi la am ba léegi amul bloc opératoire amul dara nga ñëw Mbàkke Bawol gi ñu dëkk xam ne ñu hôpital boobu fa lañ juddoo indépendance ba léegi benn centre de santé boobu moo fi nekk hôpital municipal lañ koy wax hôpital boobu amul dara hôpital bi ñu accouché xanaa boobu hôpital boo xam ne nii amul bloc opératoire waruñu fa sax ku utérus cicatrice sax waru fa accouché yéen accouchage dystocie sax waru fa am parce que am na ñaari malade yoo xam ne nii mënuñu accoucher par voie basse il faut que ñu opérer leen kon hôpital boobu ñi nga xam ne nii ñoo nekk Mbàkke war nañ koo seetaan bu baax a baax ñi nga xam ne surtout ñoo fa la fa état ba teg war nañoo seetaan seen bopp xam ne ñu ngi ci erreur nga ñëw ci hôpitalu Touba yi hôpital yépp nag cher na cher goo xam ne ni kenn mënu su ko wax damay ñëw si Matlaboul Fawzeyni Matlaboul Fawzeyni dama wax sama vidéo bële rek nit dafa yor malade ba faatu sax ñu ne la boo fay 160 000 200 000 doo jot sa corps nit ki dee ba pare doo ko jot tey nit ki dee
kan moo la wax ni yow responsabilité maanaam yow defoo erreur ni tax mu dee ku la wax ni yow médecin bi defoo parce que audit de décès am na ministère day envoyé ay audit de décès normalement ministre audit de décès yooyu muy envoyé pour hôpitaux yi dafa ko war a envoyé chaque fin du mois ñu def audit décès si hôpitaux yi muy hôpital Matlaboul Fawzeyni du hôpital Ndamatou parce que ñaari hôpital yi lañu fay opéré ak lu mën ci doon muy centre de santé jéemul di centre de santé parce que léegi Touba dañ ko def ay centre de santé district bi mooy jéemul centre de santé yi mooy Daaru Tanzil ay Daaru Manaan ay Touba 28 dañ ko noonu lañ ko tasee ay Kër Ñang yooyu lañ ko tasee mais yooyu dañ fa wàcc waaye inspecteur d'état ñu koy audité parce que gars yi fi ñu toll nii coow lu coon lekk xaalis rek lañ fi nekkee te lekk xaalis bi booy xool kanaa lay doon da nga ñëw ci hôpital boo xam ne juróomi nit ñooy nekk ci kaw saf directeur bi day collaboré saf bi collaboré quelques ñu ko wër xam nga ak quelques médecins chefs yi ñooñu ñooy lekk xaalis bi bu ko defee infirmier fa nekkee duñu gis dara lu mel ne hôpital Ndamatou hôpital boo xam ne nii maternité bi am nañ ci preuve leer yoo xam ne nii nit ñi dañuy accoucher ci karo yi ay 15 personnes yi accoucher ci karo yi hôpital boo xam minimum dana dugal 10 millions par 24 heures te nag du fa wàcc xanaa dafa baax xool ñun ñëpp ay taalibe Serigne Touba lañ ay taalibe Serigne Saliou Mbacké lañ kenn mënuñoo jommal dem nañ ba xam ne nit ñi seen bopp lañ fi nekkal nekkuluñ fi sëriñ loolu il faut que ça soit clair mënuñoo jaar ci benn côté nag sur côté mystique ak lépp nag kenn mënuñoo menacer ci dara parce que xam nañ ne xew koy jaaxal mooy ku la xamul waaye ki la xam kooku mënoo koo jaaxal kon nañ bàyyi kër yi ñuy dajale di concours ay kër te jariñ ci population bi ay 30 kër 50 kër ci ab dëkk ça c'est trop loolu dafa ëpp je pèse bien moom maa ko wax nañu dimbali population bi di def ay frottis pour cancer de l'utérus yi dépistage yi en face hôpital Ndamatou boo fa demee am na fu ñu jël kër bu jël boo xam ne 10 000 la ñuy fay malade bu fa dugg 10 000 ngay fay te Dakar yi boo fa 1000 francs CFA ngay fay. échographe hôpital boo xam ne dañu def 200 échographes wala 250 échographes par jour ça c'est trop loolu surcharge boobu excès échographie ñi ngi jaar yoon loolu excès état wut a wàcce inspecteur d'état wut a wàcce OFNAC parce que ab hôpital tamit bu yoree ressources humaines surtout ressources humaines hôpital Ndamatou surtout ressources humaines hôpital ndaw sax fa nekk moom dañ ko war a teel lijjanti ay dossier si Facebook laay wax am naa ami ministre yu bëri ñu ngi si samay ami Facebook dama bëgg ngeen dégg ma bu baax damay wax ressources humaines hôpital Ndamatou il faut ngeen wàcc fa audité ko hôpital ba dañuy jékki-jékki gis kenn rek na ko takkal mais man ñi ma woo ci man dama jaaxle sax ñi ma woo si nañ leen dàq ñoo xam ne ni foofu lañ nekkoon man kenn xamul mu toll mais am na si ñoo xam ne ñu nee nañ moom yóbbu nañ leen dama ne ay procédure judiciaire parce que c'est normal nit bu mu liggéey ci hôpital pendant 5 ans 6 ans am na ñoo xam 10 ans nga xëy dàq leen kooku ñoom ñëpp dañoo war def association porte plainte am na déjà ñu porte plainte ñoo xam ne nee nañ ma porte nañ plainte dossier mi ngi nekk en cours mais ñooñu ku fi jaar ci hôpital Ndamatou tañ jékki-jékki exclure la comme ça am nga droit porte plainte waaye li ci gën a neex ku fa jógee man li ma ci gën a neex ku fa jógee sax da ngay gën a sant yàlla parce que ñi ma gis ñu jóge fa léegi day situation baax nañ ne ça veut dire que dictature gi am foofu ak yaa ma neex yaa ma saf gi am foofu noonu nit ñi comme jamonoy colon ya moo fa am biir hôpital Ndamatou jamonoy colon ya dafa amoon moo fa am nit ñi duñu wax duñu sëkkat sonn ñi si kaw di lekk ñi si suuf sonn kon hôpital bi dugal 10 millions presque par jour à 24 heures président Macky Sall loolu war na ci wax war na fa wàcc OFNAC parce que moom lañ koy jiiñ te man xam naa ne président Macky Sall du ci dara parce que hôpital bi amutul oxygène jamonoy Abdoulaye Wade amul oxygène jamonoy Abdou Diouf amul oxygène jamonoy Macky Sall gii la am oxygène concentrateur d'oxygène xam ne léegi oxygène ñoom daanañ ci dépenser presque 200 à 300 000 par mois wala da koy ëpp sax léegi Macky Sall jox na ne machine boo xam ne nii machine mooy defar oxygène am si jaww ji soo demee ci hôpital si biir pavillon si ginnaaw da nga ko gis kon population bi nañ ci mën a gis seen bopp
échographie ñu ngi def à 5000 francs CFA wala 4000 francs CFA analyse ñu diminué ko réactif cherul réactif yi ñu defee analyse maanaam ñi tax muy def analyse cher ñun xam nañ ci dara loo xamutoon moo la jaax mais loo xam du la jaaxal réactif yi cherul kon analyse ay 5000 6000 doy na sëkk waaye analyse 25000 30000 40000 boo diggee hôpital Ndamatou da nga ko fay ça c'est trop kon hôpital Ndamatou ñoo ngi demandé président de la république ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr yaa ma neex yaa ma saf gi jaru ko wàcce leen fa of nañu audité hôpital bi te ngeen changé personnel bi affecté leen indi ñeneen donc population bi gis seen bopp loolu moo am Fawzeyni moo am hôpital Jéema moo am hôpital yépp il faut ñu changer parce que surtout population bi sonn nañ day échographie jigéen boo xam ne day yeewu 4 heures du matin wala 5 barki Serigne Saliou Mbacké li ma la wax lu wér la 4 heures du matin wala 5 heures du matin di rang pour def échographie yooyu dèjà yaa ngi jigéenu wéru jeexal lay wax yaa ngi nekk en état de grossesse avancé premier tiers de la grossesse dañ la bind échographie deuxième tiers de la grossesse dañ la bind échographie boo nekkee à terme dañ la bind échographie léegi yow yaay ñëw rang 4 heures du matin ba bala ngaa def échographie midi wala 1 heure parce que ay 200 écho wala 250 écho kooku du ay caaxaan kooku ñaata la par jour kon su ma leen hôpital dina dugal 10 millions par jour man xam naa ci dara muy Ndamatou di Fawzeyni di fenn jéemal ak fépp ci am nag gars yi daal xam nañu fa nekkee conquérir kër ak conquérir oto ak conquérir jabar loolu leer laa leen wax population bi nag war nañoo wax ak ñoom état du Sénégal war nañoo wax Macky Sall mi nga xam ne moo ñu administré war naa wàcc wax ci lii parce que lu ëpp tuuru te it mouvement Touba sa kanam daf nañu am solo kër sëñ Bassirou Sarr jaamu sëñ Touba sama xarit la sama wër la de dama naan toog mu ne Modou Ndiaye xam nga man de su ma bëggee faju woo ab docteur faj waaye de sama waa dëkk bii de bëgg naa ñoom hôpital waaye xamu fu may jaar te boobu gars yi ñu ngi fi tabax seen i kër ak takk seen i jongo ba kon loolu yooyu am na fa tey jii Touba sa kanam moo fa def poste de santé bu muritee gis naa ko fépp kër gol ca kaw Touba sa kanam moo fa def poste de santé Touba Njaareem Touba sa kanam moo def poste santé kon Touba sa kanam PSA président conseil d'administration yi hôpital yi surtout Ndamatou nañ ko jox waa Touba sa kanam Matlaboul Fawzeyni nañ ko jox waa Touba sa kanam jéemul nañ ko jox waa Touba sa kanam loolu mooy dëgg poste de santé yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk yi nañ ci boole waa Touba sa kanam parce que poste santé ba dañ ñaan poste santé yi ñu ngi jooy nangam dugg na fi génn fi non yooyu ça c'est pas d'importance poste santé yi ñu ngi jooy lu tax ñu jooy ñii seeni salaire ñu koy am normal lañ daal lekk lañ lekkul rek kon daal lii moom xalif général demal Serigne Mountakha Bassirou lañ koy ñaan Touba sa kanam nañ leen intégré ci biir comité de santé yi ci centre santé yi nañ leen jox président conseil d'administration yi xam ne mooy hôpital yi nekk biir Touba loolu mënul mënut a ñàkk kon daal lii mooy li nga xam ne nii moom laa indi tey asalaamaaleykum wa rahmatullah ba lundi prochain à 20h lu bëri dana leer parce que Sénégal dafa war a dox suñu dëkk bii région di Bawol di Mbacké di Diourbel di Touba dafa war a dox te incha allah dana def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.